ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi balaa dara nag dañuy baalu àq képp koo xamante ni yaa ngi suivre ci chaîne bi amaana ci suñuy vidéo mën nañ yëkkati ay kàddu yoo xamante ni ku ci nekk du la neex ñu ci baalu àq ñëpp di baal itam ñëpp àq. tey nag dañuy waxati ci benn scandale bu xew ci réew mi xam nañ ni dootul neexati bañ na ko sax ba kenn ci abonné yi dafa ni yi muy dégg chaque jour ci réew mi bu dakul dina mës a AVC parce que effectivement neexul ci xol ngay gis ay doomi aadama bu doon sax am na lu ñu jëriñ réew mi ñu mën a comprendre mais ay opportuniste ay nit yoo xamante ni amuñu valeur amuñu éthique ñu jël ñun suñu xaalis di leen ko neexalee te xëyu lu ñu gontu lu ñu li waral coow li nag mooy kaawu Aminata Tall le 26 mai 2019 jamono ji nga xam ni moo jiite woon conseil économique social et environnemental defoon nañ benn vidéo ci moom ci privilège yi nga xamante ni jagle nañ ko te jaarul yoon cap conseil boo xamante ni tey amul benn sénégalais bu la mën a wax njariñam sénégalais yu ci bari tey xamuñu sax lan mooy conseil économique social et environnemental parce que ab institution la boo xamante ni dañ ko créer seulement pour caser ay partenaires politiques. léegi nag jamono ji nga xamante ni Sénégal yëpp ñu ngi coow ci corona parce que comme niñ ko waxee woon objectif bi mooy tiital sénégalais yëpp ba kenn dootul tal dara ñuy def seeni njuuj njaaj ci suuf maanaam di paccoo xaalisu réew mi. vendredi 17 avril 2020 période bi nga xam ni couvre-feu mi ngi am ci réew mi ba léegi ñu interdire sénégalais yi di circuler tere ñenn ñi ñu liggéey parce que ñu ci bari tey seen liggéey doxatul borom restaurant yi fast food yi ak ay yeneen xeetu liggéey. Macky Sall naan institution yi nga xam ne ñooy leble xaalis bal lañu suñuy bor parce que weer yi ñëw dina métti lool ci ñun période boobu noonu ndekete Macky Sall mi ngi signé benn décret ne képp ku mës a nekk président conseil économique social et environnemental dañ lay sargal maanaam ku ci mel ni Aminata Tall bi nga xam ni jiiteetul conseil boobu noonu Mimi Touré moo ko remplacé léegi dañ koy jox salaire bu toll ci 4,5 millions francs yu tojul dërëm weer bu yàlla sàkk. jox ko benn véhicule de fonction benn oto bu ànd ak laissez-passer boo xamante ni amul àpp jox ko chauffeur boo xam ni Sénégal moo koy fay en plus chaque mois ñu jox ko carburant bu toll ci 500 litres boole ko ak benn garde du corps boo xamante ni mooy wattu kaaraangeem ci benn doomi aadama boo xamante ni amul ndombal tànk fi ñuy wax ak yéen maanaam amul benn liggéey bu muy liggéeyal Sénégal jamono ji doxul ci suñu yitte ñun sénégalais yi day xëy toog këram wala dem di jënte yitteem mais teewul ñun sénégalais yi suñu xaalis lañuy jël di ko neexalee ci lu tegul fenn mais li ci gën a garaaw mooy bi ñu fësalee décret bi présidence de la république dafa def benn communiqué ne amul quelques jours lañ ci teg ñoom ñi weddi woon ni décret bi amul ñoo fësal ci journal officiel de la république que décret bi am na maanaam ñii ku leen gëm ci kàddu yow yaa nangu ku la nax parce que duñu ay nit yoo xamante ni dañuy wax dëgg moo tax yu ni mel mënuñu ko noppiwaale mënuñu ko noppiwaale ndaxte ba tey am na ci ay sénégalais yoo xamante ni xamuñ li nguur gi capable parce que la plupart ci ay doomi aadama boo leen déggee ñuy wax dañu naan sénégalais yi lu leen def baax na si ñoom parce que ñoo ko fal mais suñu borom xam ne ni bari nañu voté la délinquant yu góor yu jigéen yi te xamuñ li xew parce que benn ñoom dañoo maîtriser yoonu sàcc maanaam bu ñuy def seen i mbir xam nañ ban timing la ñuy utiliser lañ koy amalee ba cooli du jiit ñaar teg nañ loxo ci yenn médias yi ba mën nañ def seen scandale te du créer benn coow wala indignation wu sénégalais yi la preuve décret bi nga xamante ni Macky Sall signé na ko ci période bii nii sénégalais lambda bi ki nga xamante ni du suivre souvent information yi en temps réel wala mu nekk trop ci réseaux sociaux yi kooku xamul li xew jamono ji ñuy wax ak yéen moo tax ku ci noppi complice nga ku ci mandu jàppal ne yow bokk nga ci liy may fit nguur gi fi nekk ba ñu mën a def lu leen neex en tout cas ñun duñu tàyyi ci dénoncer liñ fi nekkee engagement personnel la parce que état d'urgence bi nga xamante ni amal nañ ko warul nekk prétexte pour ñoom di signer ay décret ci suuf di sàcc alalu réew mi di complot ci ndodd sénégalais yi. comme niñ ko souligné sànq bi Macky Sall di signer décret bii nii kenn foogewu ko woon biñ ko signé woon aussi ba document bi fuité rëcc ñu bari gëmuñu ko woon tàmbalee ko ci ñun ñii di wax ak yéen bu ngeen seetloo partagé wuñ ko woon ci suñuy page dañ ci teeyoon. parce que gaa xam nañ ni ñii ay woyu lañ capable nañ lu ne mais mosuñu woon yaakaar ni période bi nga xamante ni réew mi toll na ko ñii dinañ tal def yu ni mel mais li garaaw mooy ci même jour bi décret bi fuité ci la Seydou Gueye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne parce que ñoom ñoo nekk présidence de la république ci lañ defee benn communiqué ci guddi gi ne document bi circulé ci réseaux sociaux yi amul Macky Sall mosul signé décret bi mais foofu sax ñi seen xel di naaj maanaam ñi nga xam ne ñi ngi xalaat waroon nañ jëli ne am na lu ci tey xel
parce que ci communiqué bi waxuñu benn yoon ni dinañ def enquête ci mbir mi parce que signature président moom ku ko falsifié yoon dafa war a dal sa kaw. mais le fait que ñoom ñu defoon benn communiqué te waxuñu lu jëm ci benn plainte pour xam ki def loolu noonu loolu kese waroon na jur tey xel. mais puisque olof danaan lu dul dëgg du yàgg quelques jours gannaaw bi présidence de la république weddee décret bi nga xam ni ñoom ñoo ko signé bañ ci tegee ay fan ci la ñu fësalee ci journal officiel de la république bi nga xam ni fa la ñuy fekk bépp ndogal bu gouvernement bi jël ci bés yu weesu. parce que présidence de la république ci seen communiqué bi nga xam ni defoon nañ ko fësal ko dañu ne bépp décret bu président def signé ko dañ ko fekk ci journal officiel bi waaye itam ci site gouvernement bi. d'ailleurs loolu sax amul parce que am na décret yu bari yu Macky Sall signé ba léegi nii boo demee ci site gouvernement bi doo ko fa fekk boo demee ci journal officiel du fa nekk. maanaam même période bii nii amaana am na yeneen yoo xamante ni signé nañ ko ci suuf te ñu yëguñu ko parce que ay délinquants yu mag lañ. léegi nag bi journal officiel bi génnee boobee journal moo dëggal ni am na décret boo xamante ni Macky Sall signé na ko le 17 avril 2020 décret boo xamante ni day permettre képp ku mus a nekk président conseil économique social et environnemental bés ni ki tey dañu lay jox salaire bu toll ci 4 500 000 francs te xëyoo gontoo dañu la ci tegal itam benn véhicule de fonction bu ànd ak laissez-passer jox la chauffeur boo xam ni moo la yóbbu foo mënti dem boole ci di la jox weer wu yàlla sàkk 500 litres carburant boole ko ak garde du corps boo xamante nii mooy assurer sa sécurité. maanaam Aminata Tall fi mu toll nii mooy nit kuy chômer biir Sénégal maanaam amul liggéey te ëppale salaire député boo xamante ni dañ ko fal lii moo am ci réew mi. te même bu ñu demee ñoom ba weddiwaat existence su décret bii nii parce que mën nañ ci delluwaat ginnaaw amul dara loo xamante ni ñu ngi koy jomb mais même buñ ci delluwaatee ginnaaw ay fonctionnaires yi nga xam ne ñi ngi liggéey ci yenn institutions yi nekk ci biir réew mi ñoom ci seen wàllu bopp ñoo confirmer que ni décret bi am na parce que ñoom ku ci nekk fonctionnaires yi jot nga ay mail yoo xamante ni mooy dëggal boobee décret. ñun suñu administration bi ma nekk impôt et domaine saa yu gouvernement bi jëlee un acte secrétariat général du gouvernement da koy jox aux différents ministères yi jox ko seen direction de tutelle direction yooyu jox ko seen service de documentation ñu partage ko avec les agents yenn saa ñu def ci diffusion pour large diffusion ñun suñu direction jot nañu décret bi le 13 mai 2020 envoyé ko à tous les agents ci suñu intranet interne bu ñuy wax Outlook décret boobu mën na bañ a doon décret bu am bu dëgg. ñoo ko déggandoo moom Bassirou Diomaye Faye nekk fonctionnaire d'ailleurs bi mu teniree propos yi am na benn waaju malhonnête bu ne moom Bassirou Diomaye Faye dañ ko war a dàq impôt et domaine parce que day fësal ay secret d'état comme si que daal ku bokkul ci nguur gi boole ci di dénoncer li nga xamante ni ñu ngi koy def mooy sàcc yeeg njuuj njaaj yi yow amoo droit liggéey ci benn administration moo tax bu mu leen bett bés bu ngeen déggee ni Bassirou Diomaye Faye dàq nañ ko impôt et domaine parce que ñoom seen politique mooy nañu sàcc mais bu ko fi kenn waxee ku ko wax en tout cas boo nekkee fonctionnaire dinañ la sàkkal pexe léegi nag yow yaay xool en tant que fonctionnaire soit da ngay wax dëgg te yàlla rek tax wala da ngay def li nga xam ne mooy sale boulot comme ni ko ñoom Seydou Gueye di defee ak Boun Dionne parce que li gën a garaaw ci ñaari doomi aadama yooyu noonu mooy Macky Sall da leen di wax loolu dul dëgg maanaam ne leen dem leen wax lu dul dëgg kàcc te duñ ci am benn kersa ñoom li ñuy def fi mu toll nii dafa yéeme maanaam yow ngay liggéey ci biir présidence ñoom ñaar ñëpp xam xel que ni Macky Sall moo signé décret bii nii mais ñu yónni la ne la demal nga ni Sénégalais yi décret bi amul te yow xam nga ni décret bi am na seetoo yàlla seetoo sa njaboot yow poste moo tax nga jaay sa ngor ak sa dignité di wax loo xamante nii dëppoowul ak dëgg moo tax il faut que sénégalais yi yeewu xam ñan lañ ko sekkal non seulement ay délinquants yu mag la ñu amal affaire mais tamit ay doomi aadama yoo xamante ni duñu wax dëgg ñoom ñëpp nag bañ na ko ba Macky Sall bi mu recevoir woon rappeurs yi ñoom rappeurs yi biñ ko laajee ne ko président yaa waxoon da nga yokk fond bi nga xam ne jagleel nga ko culture urbaine Macky Sall moo leen tontu ni loolu pour neexal campagne la woon maanaam dama doon nar. ci biir waxtaan ñu ne ko mais yow monsieur le président en 2019 ci campagne électorale tu avais dit que da ngay yóbbu fonds des cultures urbaines à 1 milliard. mu ne mais loolu mu tooñ ñu ne loolu ay waxu campagne la woon dama doon neexal campagne bi. donc gis ngeen ni ñun ki ñu ne mooy suñu njiital réew ci wax lu dul dëgg la faloo bi mu faloo itam ci wax lu amul la continuer di yore réew mi mën nañ leen fi sideel ay cas yu dul jeex waxoon na fi ni day wàññi ministère yi bu faloo def ko day wàññi mandaam Fouras Tall Xëdem du musa fal rakam moo ko tegoon après ci boppu caisse de dépôt et de consignation maanaam Macky Sall ay waxam jarul dóor sa doom
moo tax parfois bu ñu gisee ay complexé di wax naan président institution la booy wax Macky Sall dee ci boole monsieur le président dañuy xam ni ñii ils n'ont rien compris xamuñ li xew benn yow amoo président ndax Macron moo koy jox ay ordre ne ko defal muy def mais tamit Macky Sall du wax lu mu gëm lu génn ci làmmiñam bi jarul dóor xale kon kii est-ce que mérité na suñu respect déedéet ndax saa yu yëkkatee kàddu wala ñu ko wër yëkkatee ay kàddu yëngal aras gis ngeen jamono yi doon coow médicament bi nga xam ni réew Madagascar trouvé na ko naan lu Sénégal di xaar Macky Sall daf ko woo moom président malgache bi comme si que mbir mi daf ko intéressé def commande publier ko Twitter pour communication ñun ñëpp mu bluffé ñu ndax ñu ndekete gëmu ci woon dara garab gaa ngi Sénégal ba léegi kenn utilisé ko bari na ci ay abonné yu ñuy laaj naan garab yi fu mu toll mais li leen di xamal mooy garab bi kenn du ko jëfandikoo loolu moom leer na daf ko defoon seulement pour bluffer sénégalais yi ndax sénégalais yi comme si que mbir mi daf ko intéressé alors que ñoru ko woon communication la woon. gouvernement bi coronavirus bii de war ngeen ci am lu ngeen ci jàngee li ngeen ci jàngee mooy xam ngeen ni nit ñi gëmuñ leen wóoluwuñ leen jàngoro joo xam ne yaa ngi koy gis man caa teg sa loxo di wax ni nit ki ne ko jàngoro yi jàngi ni mu lànk ne du jàngoro ji xam nga ne yow la gëmut li tax nag bu ngeen leen waxee duñ ko gëm nag loolu moo mat a seetaat da ngeen leen tàmm wax te li ngeen di wax doonu dëgg moo tax bi ngeen leen waxee rek jàngoro jaa ngi nii ñu ni du dëgg la waa ji waxoon rek laay wax bañ duggee ci oto bi accidenté ñu bari faatu ñuy génn néew yi di teg di génn ba yàgg ñu génne benn waaye mu ne faatuwuma de waa ji ne ko yii faatu na de ab politicien la day wax rek faatu na mu ne faatuwuma ñu ne ko faatu na de ab politicien day politique rek yóbbu leen ci ñi faatu suul ko loolu moo dal politiciens yii. leneen aussi li ñu gën a métti ci privilège yi Macky Sall jox Aminata Tall ci lu tegul fenn mooy période bi nga ko def Macky Sall dafa def discours ne nous sommes en guerre mu décréter li nga xam ne mooy état d'urgence laaj loi d'habilitation maanaam jël ay ndogal te du jaar assemblée nationale chaque jour ñuy xëy di ñu annoncer ay cas juste pour tiital yóbbu suñu fit yi ba ku nekk yaakaar ne yow sa bakkan mi ngi ci xottu gerte suñu médecins yi di rey seen bopp ci hôpitaux yi nelawatuñ amatuñ vie de famille seen i njaboot gisatuñ leen. période boobu noonu moom Macky Sall di séddale ay millions moo tax comme ni ñu amee habitude di ko wax ku leen ne réew mi amul xaalis daf leen di nax Sénégal am na xaalis gu bari problème bi mooy xaalis bi benn groupe bu ndaw ñoo koy pàccoo seen biir bàyyi askan wi di dee ci torox tànge bu ñu jëlee rek kaawu Aminata Tall bi Macky Sall tey jox salaire u 4,5 millions ak oto teg ci chauffeur carburant ak garde du corps te amul benn poste Aminata Tall moomu noonu depuis 45 ans maanaam ñeent fukki at ak juróom mi ngi dundee xaalisu nguur te gisuñu lu mu jariñ Sénégal même mairie Diourbel bi nga xamante ni jiite woon na ko askan wi ci boppam ñoo wax ni lam fa nekkoon maire yëpp daaw ñu ko teg bët depuis nguuru Abdou Diouf moom Aminata Tall mi ngi lekk suñu xaalis te amuñu benn njariñ nekkoon na fi ministre délégué chargé de la promotion des langues nationales ci tawu Diouf Abdoulaye Wade falu mu dem présidence jóge fa jàll ministère des collectivités locales en 2004 pare nekk ministre d'État auprès du président ba tey ci nguuru Abdoulaye Wade jamono dox Abdoulaye Wade jëlee ko présidence remplacé ko ak ki nga xam ni mooy Zakaria Diaw moom Aminata Tall mer gedd ndax amatul ndombal tànk maanaam ay doomi aadama lañ ñoo xamante ni dañuy politique pour wut poste pour am xaalis mais politique guñu pour defar réew mi poste kese moo leen intéressé bi ko Abdoulaye Wade follee mu mer quitté maître Wade en novembre 2010 ne Wade trompeur la te amul teraanga bu ko maître Wade defalul mu jóge fa créer mouvement tuddee ko sellal Macky Sall falu jëlaat ko moom Aminata Tall muy wëy di lekk rek di dundee alalu askan wi ñu yóbbu ko conseil économique social et environnemental muy yaataa yumbe moom ki mbokkam bu ngeen seetaanee vidéo bi ñu defoon ci moom en mai 2019 di ngeen xam lam fa nekkee woon Aminata Tall demoon na ba wutal ñaari passeport diplomatique ay mbindaanu doomu bu jigéen bu nekk bitim réew tey yoratul benn ndombal tànk teewul Macky Sall signé na ay décret di ko jox salaire ak ay privilèges yu dul jeex est-ce que yéen a ngi jàng parcours am depuis ay at mi ngi dundee suñu alal te amul suñu kersa amul lu ñuy rusee ñun nag ñu yaakaaroon ni ci période bii dañuy sargal suñu médecins yi ci coono yi nga xamante ni ñu koy daj te kenn mënu leen fay dañuy jàppale suñu ndaw yi nga xamante ni depuis bi corona bi duggee ci réew mi ñu ngi créer di innover ba si weesu partagé woon nañ suñu page Facebook benn cabine de désinfection boo xamante ni dañ ko waroon installé ci mosquée bu Touba cabine boobu noonu ngeen doon gis benn jeune sénégalais buy wuyoo ci turu Mountakha Koki moo ko créé mu mettre en place benn start-up maanaam benn entreprise bu ndaw boo xamante ni tey dafa waroon am financement pour produire ci cabine yooyu noonu lu bëree bëri ngir participer ci xeex lawu jàngoro bi nga xam ne mi ngi suñu réew mais ba léegi kenn faalewu ko mi ngi dem ak ay moyens boppam te soxla ndimbal ak jàppale te nguur gi moo ci waroon taxaw bu fekkoon ni xeex jàngoro ji moo leen taxoon jóg ak jàppale seeni doomi réew
parce que Mountakha Koki moom bu amoon tey levée de fonds non seulement dina produire lu bari ci genre cabine yooyu noonu waaye tamit dañuy créer emploi mais dañu am gouvernement boo xamante nii amuñ vision comme ni ko Idrissa Seck waxee woon ne vision Macky Sall jam ñaajo la yam li leen tax a jóg mooy politique bu salte pàccoo alalu réew mi maintenir maanaam téye askan wi ci ndóol ba ëllëg bu élection amee askan woowee ñu ndóolloo ba mu pauvre ñàkk torox ñu woo leen jox leen lu ñu dundee ñu topp leen ñu bari ñi ngi naan sénégalais yi ñoo nangu li ñu leen teg mais bari na ci réew mi ñoo xamante nii sonn nañ sonn goo xamante nii taluñu sax gëstu li xew ci réew mi maanaam déglu information ñooñu tey nguur gi day bëgg ñu gën a dee ci ndóol parce que ëllëg ñoom la ñu war a utiliser waat pour corrompre leen ak ay saaku ceeb wala benn 5000 francs comme ni ngeen koy gisee ci image bi nga xam ni mi ngi xew woon ci élection présidentielle 2019 yu weesu Aminata Tall li mu doon def mooy achat de conscience ay liaas la doon doxantoo ci campagne yu weesu ngir lan jënd ay voix lii mooy politique bu Sénégal. donc décret bi nga xamante ni Macky Sall signé na ko pour jox ay privilèges yu dul jeex Aminata Tall lu ñu war a xeex la waruñu ko nangu parce que ñàkk wormal sénégalais yi la waruñu ko nangu parce que alalu réew mi dafa war a dellu ci ñi ko yeyoo tey ana ceeb bi ñu doon wax naan dañ koy dimbalee ñenn ci askan wi ñëpp comprendre nañ tey que ni mooy la woon pour enrichir maanaam dooli alal ñenn ci ay businessman yu ci mel ni Diop si yi nga xamante nii dañu investiroon xaalis bu bari ci campagne yu Macky Sall pour mu faluwaat donc il faut que sénégalais yi comprendre que ni ñii bëgguñu réew mi weguñu askan wi maanaam ay bàyyi ma la ñu jàppee askan wi seen bopp lañ fi nekkal maanaam nuñ profitoo duufal suñuy poche balaa ñuy dem loolu mooy seen objectif ñun nag duñu mës a noppi tey la xeex bi di gën a am solo parce que waxoon nañ ko Macky Sall tey coronavirus mooy la pour moom ngir def lu ko neex te kenn du ko wax bu ñu sañoon fii ba 2024 chaque jour corona la ñu waxtaanee ñun moom en tout cas kenn duñu détourné ci suñu objectif parfois nga dégg am ku ne yéen da ngeen sévère ci gouvernement bi maanaam du ngeen leen may dara maanaam ay sénégalais ñooy gis li nguur gi di def ci biir réew mi taxaw naan da ngeen a métti ci ñoom yow ñi ngi paccoo sa xaalis doxuñu la cër ndax chaque jour ñu wax la loo xamante ni dara nekku ci dëgg gis ngeen ci décret bii nii ni ñu waxee ni amul alors que signé nañ ko bañ xam ne ñoom décret bi am na maanaam yow ñoom dof la jàppee yoguñu la pour ñoom doo xalaat yoroo xel buy nàcc nga taxaw naan dee leen wax ci Macky Sall lu baax ñun dañu ne taxaw jàmmaarloo nguur gi nga xam ne moo fi nekk ci jaamu yàlla la bokk loolu foog mu leer responsabilité la boo xamante ni ñun ñoo ko jël suñu bopp parce que ñoo gën a yées ci nguur yi nga xamante ni ñoo fi jot a jaar depuis bi Sénégal amee indépendance ku bëgg nag déggu ñuy xalamal Macky Sall di ko wax lu ko neex malgré njombe yi nga xamante ni mi ngi koy def moom nguuram demal nga seetaan RTS am na ay journalistes yu fa nekk yoo xamante ni aay nañ trop macha allah ci mbir boobu maanaam di ko tagg bépp édition RTS boo ko seetaanee suba ba ngoon ci Macky Sall la ñuy wax seen yoon ci jafe-jafe askan wi te monte ñun ñoo leen di fay suñu xaalis RTS ñun ñoo ko moom dafa waroon dox ci suñu yitte mais Macky Sall la ñuy xëy suba ba ngoon kon ku bëgg a dégg lu neex ci Macky Sall demal nga seetaan RTS ñun duñu dëkk di gis ñuy nax suñu askan uli ku ñu wax leen dëgg njuuj njaaj ak càcc gi nga xamante ni ñu koy def ñu xamal leen ko taxaw di leen divertir maanaam ñun depuis indépendance ñu ñuy nax ñu bëgg tey ñu continuer waat di naxat sénégalais yi di leen wax ay débat yoo xamante ni amul benn njëriñ donc mbir bi nga xamante ni am na signature décret bii nii premier responsable yi mooy Macky Sall Aminata Tall nag nit la koo xamante ni moom intérêt kese moo ko tax a jóg depuis temps wu Diouf mi ngi dundee ci nguur donte li muy def na xoolu ci yàlla ndax yaakaar nañ ni bu ci xooloon yàlla ak at yi nga xamante ni am na ko parce que am na lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak lu teg kon bu fekkee ni moom xalaatul ëllëgam xalaatul bu fi jógee way gi mu fi bàyyi ñu mel ni ñun duñu taay di wax en tout cas archive yaa ngi fi ñun moom duñu def vidéo bàyyi ba kenn dee ñu koy dindi wala di ko taggale maamam am na ñu fi doon def ay njombe di dundee askan wi ba ñu génnee àdduna taxul ñu supprimer vidéo yi parce que archive la pour que ëllëg ku ci nekk xam ñañ daan tudd ci nguur gi ku ci nekk la nga def ak lañ fi bàyyi comme héritage parce que ñun suñu histoire sax yàgg nañu présenter ay nit yoo xamante ni ñu jàppee leen woon ay référence di leen jàng ci biir école yi ndekete ñooñu ñoo gënoon yées ci suñu histoire moo tax yii yëpp ay archive la yoo xamante ni donte bu réglé wul daañu mën a ràññee ñi bëggoon réew mi di ko dundal ak ñi nga xamante ni ñoo doon dundee Sénégal te amuñ ci benn kersa donc jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf